nga ne yow faana nga yow ci sa bopp loolu de baax na waaye man de li ma jaaxal mooy manaa bugg a laaj yéen góor ñi def vidéo di màcc seen tuñ yi di màcc seen tuñ yi ci vidéo bi mel ni ko xamee jigéen ñi le di leen màcc lii de xàq la du ngeen ba seen tuñ yi ngeen di màcc ci vidéo yi fa xam jigéen ñi ne ci vidéo yi la te jigéen ci TikTok bi le te xamuñ jëkkër su ngeen nee di màcc seen tuñ yi le fu ngeen tollu màcc seen tuñ yi le man de sama bopp sax taxul may wax man maa concret ci ñàkkam jëkkër ni meen naa ko néew ma ci caaxaande sama bopp taxul may wax barke salaatu faatiha sama bopp taxul may wax waaye man de maccam tuñ mi ngeen di def ni tooyal seen tuñ yi di ko macc di lab-labi nii ci vidéo yi du ngeen seen ngir yàlla yonent ba ta wàññi ko xàq de faam jéggal leen ma de man de maa xalaat ne rek lii ay gore na Adama Barrow Kamune Moiteng about Boy la launching. It's like they weren't allowed and then they're allowed again or something like this. For isila tale because of a new album atomu mi xamanaka ñi jendir ko e kamin sente. I know it is sila Adama Barrow. Ndema hoka bringa ñi don kilo moy. I was like Adama Barrow bena sila side. Camera ko mo left atele jindila. Anyway Adama Barrow itili ke fan jinde ika mol neglect nyame so adwa alaye dron but anyway Gambia ala remember ko election kanala but ntuli Gambia needle so ali make so ko whatever is gonna happen molye Cairo soto because the ngole bije they don't deserve molye Gambia ruin for them doesn't matter who is there we just want Gambia to be fixed at least half fixed molye healthcare betema soto wala half betema adun just the country security soto gis ngeen góor gi lim bind si hàngale nii mooy ne suma kawar gi ma ko war a wecci këppi afro bi ma sol nii këpp bi nga xam ne kawari nit ku ñuul la xame loolu la buggut te kat góori nit ku ñuul gu ne léngaaral la gis ngeen yéen góori nit ku ñuul yéen a tax jigéen ñi ñàkk fayda di xeesal yéen a tax jigéen ñi ñàkk fayda xaalis buñ xam jëndee ko Brazilian hair suñ jànq yi léegi ñoom ñëpp yàqu nañ di Brazilian hair gune yi fi nit ñi tëdd gune yi soppi seen bopp def seen bopp caga ngir Brazilian hair ak xeesal fa jéggi dayo yéen su ngeen waree faj community bi ni ngeen koy fajee di hun nii de yéen ngeen a war a jàng nu ngeen di buggee seen bopp buggu leen seen bopp moo tax buggu leen kawar gu nidoog yéen buggu leen ñuulaay bu nidoog yéen ngeen a sibbutu ta toskare ta garab xamul seen xel mee garab gi ngeen di bañ a jëfoo yërëm naa leen lii fa daw yaram gune yi laa yërëm def leen seen bopp nit yéen a ngi yàq community bi bugg leen seen bopp ndax ngeen mën a bugg seen wow you are nice you are good you love yourself that is why you love our hair I'm proud wow you are nice you are good you appreciate yourself that is why should I change the hairstyle this is sad people like you is why I decided to wear more afro wigs now we have to promote our hair this is not my hair it's a wig and I sell them. But I decided to sell Afro wigs now instead of selling Indian wigs. I decided to sell braiding wigs or Afro wigs. This is why our youth, they're losing their hair, they're all bald, trying to change their hairstyle to look somebody else. They're spending a lot of money to buy these expensive wigs that they shouldn't buy. These people that they're buying the wigs from to look like them, they don't appreciate them and they laugh at us for trying to look like them. They're not trying to look like us. Nothing wrong with how we look and our hair. It's beautiful. Unique, special. I love myself for being a black woman. I wouldn't be happy in this world if I wasn't a black woman. I'm telling you. I'm so happy the way I am. And I'm so happy with the afro hair. Afrique ma ne paa yi toog ci penc mi noonu te gune gu ndaw gu romb ñu bëgg koo takk jànq bu ndaw bu romb ñuy xool kàpp yi ak di xool dënn bi naan ween yi de ak kàpp yi de kii doomi kan la moo kii doomi kan la gune gi la jekk na di wax leen nañu ba gune yu ndaw yi ñuy takk di leen def siit gune yi la nga xam ne seen sët sëtaat lañ hey àddina paa yi Afrique luñ mel ci gune nii wax leen ne nañ toog jàpp seen kurus yi jàmm yàlla ngëp seen jabar yi ñu xame te ba gune yi ñuy takk gune yu bugguñ leen fay xam ne gune yi gune lañ xamuñ doole seen waajur yi it sànni leen gune yi moo tax ñuy def nii man de jommi naa takkat soo waxee ñu naan yàlla nii ki naatale leen yàlla wax ak bëri tañ sànni ko
Afrique def leen seen bopp nit ñi sonn suma jabar bëgg naa la lool xamul lu ma muñalut xamul tooñ yu ma la tooñut nga di ko muñ xamul lu la nit ñi waxut ngay muñ xamul xeebaange gu la nit ñi xeebut ngir man xamul lu ma la defut suma jabar maa bëgg nga xam ne li nga may muñal yëpp gis naa ko gune yi ngay toppatoo si kër gi di togg di yàq di fóot di bale di raxas liggéey bi ngay liggéey di indi ci kër gi ñuy bokk déggal bi nga may déggal mbugeel gi nga may won di bëgg suma mbokk yi di leen respecté yabaate gi ngay jël ngir man li ma la def yëpp ci àddina bañ sëy ak tey nga di ko muñ maa bëgg nga xam ne maa ngi koy gis te dëgg-dëgg du ma la koy wax waaye xam naa ko te tey nag ma la koo bëgg a wax ngir suma jabar fi mu ne ñàkk a wax gi ma lay ñàkk a wax li nga may muñal mu ngi ñuy yàqal foog naa moo tax ngay def li ngay def xamoo fi nga ma toll ak fi ma la teg tey nag moo tax ma bëgg a wax lii pour nga xam ne li nga may muñal yëpp gis naa ko te dootuma melati ni ma mel. So yeah guys, I'm gonna try to make this one the final one. So yeah, we just have to know that we have to keep checking ourselves as well. Sometimes you have to reverse and check yourself to notice that you're doing the things that you used to do, and you try and remind yourself to not do it. Don't feel guilty, like I said. Don't give up. Keep going. You're going to transform yourself. The human mind is amazing. We can overcome whatever that is, no matter how long we live it. Just believe you're amazing. Believe you're enough. Believe whatever happened to you is not you. That you are right now a full human being, perfect human being. Nothing is wrong with you. And the only thing that is making your life hard now is you think that whatever happened to you still don't happen, and that it's not fair, and that it is now limiting you. You now not this person that you're supposed to be because of what happened to you. And what happened to you is nothing to do with this person that you're supposed to be right now. Only you have to put your mind to it and work at it, and you will get to this amazing person that you desire to be. That's the reality, guys, and I wish I know this years back. So yeah, guys, another self-healing is to learn not to have too much fear. This fear, we developed it because of whatever happened to us, and life sometimes can make you feel fearful, but try to get rid of the fear. Feel confident and do whatever you have to do. Even if you don't feel the confidence, just do it. The reality is, people don't care how you feel when you're doing whatever that is. They just want you to really mean it and put your mind into it. That's it. A lot of people seem very confident in what they're doing because they're not real, that's why. When you are real, you don't have to be confident to do whatever that is. It's fine to just do it until you have the full confidence to do it. So, please, do whatever you want to do that you know is blocking you from doing your self-healing. Don't think about also the consequences of when you take certain decision and certain action. Think about the reward. The consequences of when I do this, what's going to happen is making us not to heal. And we have to focus on the reward, because the reward is more grateful. And so yeah, guys, healing is not something that just happened. It takes you failing and getting up again, and failing and getting up again, just like every other thing. Sometimes it takes years for some people. Sometimes it can take shorter, but you have to definitely know that it's okay if you fail and get up again. What you're going to do is, when you see that you're doing certain things that you used to do before, just remind yourself that you cannot do this anymore now. And don't feel guilty about it. Don't worry or thinking that, I can't do this or da-da-da. No. Just know that you're just a human and your body is programmed to behave or talk or do whatever this thing is for so long. So it cannot just switch to a new person right now. It's going to take a while, and you give your body time to heal, to get used to the new you. Fall in love with things that are healthy as well. Don't just call everything boring. Sometimes the good things are boring, but then the reward is not boring at all. Looking for temporary happiness and temporarily unhealthy way of living is not going to help you. Hello guys, welcome to today's self-healing with Ami Jobe. My name is Ami Jobe, and I like to talk about self-healing. I do comedies and motivation, a little bit of everything on this channel, on this page. But yeah, today you might want to look for the other video. I don't think I will fit all here. So yeah, self-healing, guys, is really important for a lot of us, sadly. And some people find it really embarrassing to talk about it. But you have to, because when you are doing self-healing, you're going to change your way of talking and even your way of dressing sometime, and just certain places that you used to go, you cannot go, or certain things that you used to even watch, you cannot watch it. And then it's really important for people to know that you are transforming to a new person. It's no need to be ashamed of it. It's you looking after yourself, and this is important. So do not be embarrassed. So yeah, guys, also know that it's not going to be something that just happened like this. You're going to fail so many times, but it's fine. As you fail, you get to realize what you're failing on, and then you work at it to get better. My husband, I love you so much. I don't know what I will do without you.
Every day I wake up, I thank God for having you in my life. I know we fight sometimes, we argue, but we always find a way to make it up because the love is real. You never let me down. I know no one is perfect, but I really do appreciate you and your determination for this relationship. My husband, no woman will ever love you like I love you. My husband, I don't know what I would do in this world without you. And I have to repeat this because I really mean it. My husband, I know I'm not perfect, but you accept me whole me. You accept my wrong, you accept my goods. My husband, I really appreciate you. I know we fight sometimes, but the love is so real. That's why we are still together. And from now on, I promise to be a better wife to you. My husband, I just feel like telling you this. I feel like you deserve it. My God protect you. I love you. Suma nijaay, billahi yow nu ma la buggee jigéen du la ko mës a buggee te jigéen mësul la koo buggee. Suma nijaay yaa baax, yaa rafet, yaa tabe te yërëm ma. Suma nijaay, yal na la fi yàlla yàggal. Suma nijaay bëgg naa la lool, yal na la fi yàlla. Salaamaaleykum mbokk yi. Fa am lu xew Gàmbi fan yi. Fa am gune jigéen goo xam ne ñu ne xam ne ñaar fukki at ak lu teg. Fa am ku ko rey. Ki ko rey nag gune góor la moom it moomay war a doom morom daal. Dëkkoon sa kër ga. Fa mel ni nag ñoom waa Guinée Bissau lañu wala ñu xam ay mbokk foofu. Waaw. Ba pare wax ne nit ne ku dem Faatu Network daal YouTube danga dégg full story bi. Wax ne nit ne gune góor gi ci xam ki rey gune jigéen gi. Moom ci boppam fa ko moom moo ko rey wala fa xam keneen ku leen rey. Waaye moom ci boppam fa yónni gune ga nga xam ne moo newoon ca kër ga ca bitig ba. Ba mu demee rek gune ga dem dikk fekk mu rey gune jigéen go ba pare daal di ñu ne jigéen yaa xam gi fa ko génnee ba pare daal di dugg ca teen ba moom ci boppam rey boppam. Waaw te ñu ne nag wax nañ ne ñoom ci seen bopp fañ ko jëloon di ko dimbale muy liggéeyal seen baay ñu jël ko di ko dimbale mu dëkk sa kër ga. Waaye beneen rakki gune gi jigéen gi gaañu la xaw ma kooku it wax na ci interview bi ne ñaari wax daal lañ wax kenn ki ne duwul seen mbokk. Waaw façon yii nag moom duy gaaw a xam Gàmbi de man lii masuma koo dégg ni mu demee nii sax waaw. Waaye daal lu mënti xew daal kenn xamul ko kenn xamul ndax keneen a leen rey kenn xamul ndax gune góor gi moo rey kële dugg ci teen bi waaye li tax ñu fa ne moo ko rey ñoom ñaara newoon sa kër ga. Ak genn gune goo xam ne foo ko yónni ca bitig ba gune góor gi ci xam yónni ko ca bitig ba mu dem dikk rek fekk lii xew waaw. Yal na leen yàlla xare àjjana waaye nag kuy def nit sa kët koo xam ne jàmbur la wala mbokk la waaye fa mu jógee fa sori ñëw nga di ko teg sa kët te yaa ngi am ay njaboot na nga baqeel te nga moytu te nga wax ak sa njaboot yi loolu rek la te ñaanit waaye xam nga dimbale mi fii lañ ko fekk ñun fañ miin dimbale duñ ko mën a ba waaw ñu nit ku ñu noonu lañ mel surtout koo xam ne suñ mbokk la. Waaye daal yàlla baax na bu kenn tiit bu kenn ragal nañ leen jàpp si yàlla de te ñaan lu bon moom fii lañ ko fekk fii lañ koy ba fa yàgg a xew àddina si léegi fay waaj. Jéggal leen ma doon wax sa far xam ku ma kool yi moo dagg wax ji moo tax vidéo bële déggu leen yëpp li ma doon wax rek mooy ne nañ ñaan te jàpp si yàlla jaru ñuy ragal soo dëkkee si fiya di ragal loolu baaxul nañ jàpp si yàlla rek te xam ne lu bon fa yàgg a xew waaye fi mu ne nii soo gisee yu bon yi nit ñi di ko gis bu baax mooy internet bi nit ñi xamee di film lu xew lu ne nit ñi film ko te yu bon yi li koy waral it mooy stress ku stress lu ne ngay def waaw. Kon nag nañ leen fexe wàññi stress mi yar suñ doom yi ci noonu ndax buñ xam stress ba tax ñuy dugg ci liñ war a dugg loolu rek mooy garab gi nu ma gisee àddina si fi mu ne de waaw. Dara mënu koo defar na lu dul ñu bayu bon ñiy def gune yi it ak bayu bon ñi nga xam ne nii fañ koy defante ñu lu neen ndax gune yi mën a xam xelam nit mën a xam xel mu baax waaye gune goo xam ne fañ ko toroxal bu mu defee gune wala def ko yenn yi su magee fay suur àddina lu ko neex dana ko def lu mu bugg a def ko dara du ko jaral dara waaw. Ñun mag ñiy def yenn yi di wax rek weeru koor wi nga xam ne gannaaw suba la moo tax ma tiit tax naqadi deret tey xam naa bugg lekk gi la waaye duwul naqadi deret itam de jaaxle rek fi mu ne nii gannaaw nit ñi ay yéyam nopp lay xewal ak ay yéyam gune ak yéyam baaraam ci TikTok mi tubaab yi day laa gis ñi di ko de wax ak yeneen xeet yi waaye nit ku ñuul yi tàmbali nañ ko moo tax ma dikk di ko wax balaa suñ communauté bi di ko tàmbali am yéyam nit TikTok jar na koom fi mu ne daal gannaaw TikTok mi dikk na dalaas mi di mar ni ay bar yu si butu yi foog naa nit ñi dinañ ko ba de ndax boo déggee ngay dalaas yi mel ni ab bar bu si butu booba nga xooru boo xooru tit boobu yaakaar nga ne ci xeetu jullit nga ne dalaas mi fi mu ne du ngeen ko wàññeem ba weeru koor wi jeex mar yi ngeen di mar nii ku ko gis ku ko seetaan yaramam wi rex-rexi xam dana leen dal de lii de du jàmm mën nañoo def TikTok mi te wàññi dalaas mi ñuy def ni ay jaan yu si butu di las-lasee laa meñ wi rek di dar yi mar moo lii yëpp seetaan rek jar na ko hey salaamaaleykum himdillah TikTok bi de nañ leen ko moytu hey àddina TikTok bi façon yu bon ñu ne fi mu xewal nañ ko fa ñuy def ay vidéo di mel ni kuy yëy gune yi lee
aka mel ni kuy yee seen xaj yi di yee noppi xaj yi vidéo bi de fa soo koy def daal fa xam lu ci ne loo xam ne ay noise yu ci ne ay yëngatu yoo xam ne vidéo yi fa koy def sound yoo xam ne fay nekk naa ku mel ni kuy yéey moom la ñuy jël nag def ko ne fa ñuy yéey gune gi mbala ñu def ko ne fa ñuy yéey ay seen noppi xaj yeeg lu nekk rek nit ñi la fi ne lu ne tàmbali nañ ko ci TikTok bi la xaw ma tax may dëgg fi mu ne ma ne xam na it beneen boo xam ne it fa ñuy def naan fa ñuy lekk gari xaw ma xayan way na jiyéen boobu man defoon naa ko sax gari xaw ma lan ngaari ngee di dem génnee làmmiñ wa di war di dalaa si mar ni kuy mar nit fi mu ne nii duñ leen def suñ bopp nitam TikTok bi lii day hëpp na yéen ñi bu ko ni seetaanee ba yaramam wi rex-rexi xa xam danga ko dal xam ci bàkkaar jéggal leen ma rek weeru koor wi la gannaaw suba la gune yi day fañ war a xam lii ndax gune yi fañ war a xoor ñoom it Faatu mu xalaatu Faatu yow laay xool naam yaa yow ma di la xool nga ne yere Faatu ndax yëg nga ne weeru koor wi gannaaw suba la waaw léegi nii nga may xëyu yow Faatu yow baa xam nga ne ngay xool waaw subaak jàmm mën a fa ñu tàmbali di jàng xoor ci néeg bii subaak jàmm suñ xëyee duñ lekk ba tàkkusaan ndax yàlla bu gannaaw subaa ci weeru koor we ñu mën a xoor te suñ xoor gi du métti Faatu newuma ci ay reede ngay xoor ren de ndax danga xooram de waaw dinaa ko def maa nga naan dinaa ko def mais ni ab tubaab buñ robi ngaa reeb taxawal rek billahi Faatu ren gi boo xool. Assalamu alaikum guys. Today's self-healing affirmation is to say these things to yourself, and if you have a partner you can say these things to your partner too. I love you. I appreciate you. I don't know what I would do without you. You've been through a lot with me, but you're still with me. I really see everything that you're doing because of me, and everything you're doing to keep me going. If it's a partner, you go, I see everything you're doing to keep the relationship working. I see your determination. I know I don't see these things often, but I want to say I thank you, and I'm really proud of you. I will never exchange you for nothing. I know I don't see these things often, but I want you to know that you're special to me. For yourself, you said, I know you've been through a lot, but I really love and appreciate you. And I want you to know that whatever happened to you is not you. You are you, and you can really do better by moving on and letting go. Hi guys, today's healing affirmation 2. I already did one. Okay, this one is to live your dream. When we talk about living your dream, we are talking about living the real you. I am sure everybody, their real dream is to live the real them without being fake. So, if you don't have this in your life, try to apply this. A lot of us cannot really live the real us. It's not because we are bad, but sometimes you try to do certain things to make certain people happy, or so they can accept you, or so you don't get people blaming you, or things like this that comes with you living the real you sometime. You have to ignore all of that sometime and just try to live the real you, but be clever about it. Know that this real you is not going to have big consequences that you're going to regret. Because sadly in life, certain things we do have consequences. So it's all about learning to live a healthy, happy you that doesn't have big consequences. Good luck for all of us. Africa calling again. No one will have peace. Hello, assalamu alaikum. Africa. I know. The Ramadan is day after tomorrow. You want money for sugar. Sugar is not good for your health. You want to buy stuff for when you break your fast. You're fasting. How do you gonna eat all that? What you gonna buy when you break your fast? Juice, Ovaltine, oil and potato. All of those things is not good for your health. You're fasting. Drink gari when you bring your fast now. Even this Ramadan, you have to still withdraw me. Afrika leka mol komandide. Sunkaro kanare kotake Afrika leka mol komandide. Malam funga nyinko lo taba. Hello Kumba. Sumole. Kaira dro. Ha, Sunkaro.
ha canales ha sininne nko sukar sango e kamin fonyeno ngamoyle bari lafta ya lonko tubabol jam min kam molla jata kande ya jube ka long amari nyanta min domola amari ma nyanna min domola fo ay amari e sabati nyin dunya kono long time e ko sukaro kam mo faale diam jama fanan kam mo faale ha nyimma ke fe yati de ha sai amanjari sukar kiola you know this year hey man de ganna su wala wer ko hey man te lak len may soli wala salamu alaikum ya himdillah mo ndike gannaaw suba la weeru koor weer man lu ma si xam su ma nijaay waxut ma ko man fi mu ne nii léegi laa ko doon xoosa man kay xamoon ne gannaaw suba la weeru koor man maa foogoon ne gannaawaati suba la wala ay fan ci kanam ndax xam ngeen suukari ndogu man su ma nijaay billahi taxawal ba mu wàcc liggéey tey rek man waxut ma ne weeru koor gannaaw suba la yëguma ko dumay déglu rajo ma ne ndax tey ngeen cere bu ngeen ko xamoon ne fi mu ne bu ngeen xamul sukuri ndog it ngeen sim cere ji reeree ko rek cere baase ngeen reeree ko moo gën sax moo gën ci yaram suukar su bari fay reyee suukar fay reyee de cere baase mu xaaral suma nijaay gannaaw suba la weeru koor hey man tey rekk lañ may suuli ndeke gannaaw suba la weeru koor allo suma nijaay yow ndeke gannaaw suba la weeru koor yow waxuma ko di hiyee suma nijaay yow luñ wax rek nga ne ma xanaa yëgoo man kay xamoo ne weeru koor gannaaw suba la maa foogoon ne sax ay gannaawaati suba lay do walla ay fan ci kanam yow suma nijaay loo xam rek doo ma ko wax keroog nii nga def man dégg ne wax ju bari fay rey nit nga ma wax la ko nga ne ma xam nga ko te waxoo ma ko te xam nga ne ci wax laa dëgg waa buñ ma robee nga noppalu buñ ma suulee rek mu jeex sama nijaay faale xuuma di xam naa ko wax naa la ko saa wu ne ma wax la ko nga ne déedéet te faale xuuma gisoo ni may def weeru koor bu dee gannaaw suba la nag su ma ko teeloo yëpp fu ne du tey may tàmbali xaale xoor tuuti xoor genn wàllu bés bi. Baby, how are you? No, I'm not calling for that. I'm calling to say, did you know that Ramadan is day after tomorrow? And you know about it. And you never tell me. Baby, why whenever you know something good, you will not tell me? The other day I told you, I find out scientists say that talking too much for a long time can actually shorten the person's life. Can make them die earlier than their time. You told me you know about it, and you never told me. Knowing that I'm always talking. Hey, baby. I told you you don't love me. Ramadan is day after tomorrow. You know it. You never tell me nothing. Okay, no problem. No problem, baby. Yes, I'll see you when you get home. I've never seen this. Whenever baby knows something good, he will not. Assalamu alaikum, guys. Just want to remind us that we have to add some healthy stuff in our diet. Pineapple is one of my favorite. Pineapple, some people don't know how to eat it, but if you don't know how to eat it, or you don't know how to cut it, or you don't have the time, or you just don't like cutting pineapple, just slice it like this. That's fine, and you just eat it. You wash it, cut the head, slice it, cut it in the middle, and then slice it. I'm having one half of the pineapple, the other half is in the fridge. Pineapple is very good and very healthy. Very yummy as well. I'm having it for lunch because I'm still doing my intermittent fasting. So now I only have 2 meals a day today. I'm going to have this now, it's around 12. And then I'm going to have my next meal between 5 and 6. Look up the health benefit of pineapple. One of the reasons why you guys always ask me my skin is I always eat fruits and vegetables. I love it and I drink a lot of water. So add pineapple to your diet. Even though it's heavy, you can order. Assalamu alaikum mbokki. Tey nag ananas laa leen wax si ne fa baax si yaram suma ananas bi nag fa yàgg ba ñor ba xëpp ba xaw a yàqu nii waaye suma yoona si nexut ma koy lekk waaw. Ananas fekkee ne nga koo tayal a dagg ba génnee der yëpp dagg ko nii rek muut ko waaw ma koo dagg leeli ko ay leeli comme ku leeli xaal nii rek di ko muut moom laay xañee si ndéexuma waaw fi mu ne nii fukki waxtu ak ñaaree jot si moom laay lekk si ba pare bu juróomi waxtu jotee wala juróom benni waxtu
ma reer jeexal naa ci duma lekkati ba suba incha allah ci wàññiw yaram wi laa ne weeru koor sax léegi mu dikk bu dikkee yi dee leen lekk ay fruits danaa leen defal ay vidéo yu fruits ak ay vidéo yu lekk yu baax si yaram saa wu ma koy lekk ananas fa baax si yaram torop ku mën a riit demal nga riit li muy def ci yaram dee leen ko jënd dee leen lekk yu baax si yaram fi mu ne xaa dina si fay waaj a jàdde ku xamul yaram wu baax yërëm naa. allo guys suma jarbaat bi moo defar akara baa ngi nii mu ngi nii lay la akara bi ba neex yoo xam ne fi mu ne sauce baa ngi nii ba pare maa ngi defar salade bii nii avocado ak spinach fi mu ne ngay jël sa akara bi teg si ba pare jël sa sauce teg si there you go ak sa benn mburu oh my god I can't wait xadi lii dana neex de lay salaamaaleykum himdillah suppu kanja laa doon togg nii suppu kanja kereng waaw moom laa togg nii suppu kereng ak kanja ku jógee Gambie xam nga luy lool moom laa togg nii bam neex ba bugg a dee waaw xam na li mu war a xam yépp xam na géej gi xam na lu ne waaw duut géej gi Gambie nag géej gi naar yi la waaye ba tey dana neex waaw xam na sipa xam na prawns yi nag bëriwul waaye xam na mussels xam na jaxatu xam yëpp kaane bi ne ma koo dindi ndax balaa mu see tas ñaar yi nga xam ne tojut laa si ba muy bii ak bii waaw maalo mi nag léegi tey mu pare bu maalo mi paree nag ñu enjoy suma jarbaa bi su ñëwee si laa dee togg African food suppu kereng ak kanja waaw masha Allah jërë ngeen jëf xendu leen jàmm salam. Right guys, today we're making a healthy detox juice. Here I got celery and cucumber washed and chopped. Here I got fresh mint. And now I'm gonna put some water and we're gonna blend it. This is very healthy and yummy. As you're blending, when you have some bit that are stuck and it's not blending, you're gonna stop blending and press it and continue blending. Right, now we are all done. I'm gonna squeeze some lemon, like half a lemon or lime, and then you pour in your juice and it's gonna drain. You're gonna have all the liquid. Oh, pouring in too much because I'm showing you guys. You can use any drainer that you have. This is the one I have, so I'm gonna need 2 hands to pour in the rest. But yeah. Right guys, here's the juice. I've been drinking it already. It's really yummy and healthy and fresh. I don't put any sugar in it because this is for health. I'm fasting right now. I just drink water only until around 6 or at least 5 before I can eat my first meal, and that will be my only meal of the day. I normally eat whatever I want, but I don't eat again. So yeah, this is supposed to be for health. It's yummy, but it's for health. It's not sweet. If you're looking for something sweet, you can't drink this. But look up the health benefit of cucumber, the health benefit of celery, and the health benefit of lemon or lime. And I also should use ginger. Where I have ginger in the house, I just forgot to use it. So yeah, all I did was to put everything here and put water and blend it and then drain it. You can use any drainer of yours and just to get the liquid out. And yeah guys, it's really good when you drink it, especially in an empty tummy. And good luck guys. waaw fi mu ne TikTok bi nit ñi li ñu xawal moo di def ni fa ñuy yëy seen gune yi di yuuxu ay vidéo yu bëri lañ ci xame baaraami gune yi di ko yëylu gune yi fi mu ne buñ xewalee di yëyante man de fi mu ne nit ñi lekk nit lay xewal ci TikTok mi moo lii TikTok jar na ko. bëgg naa la bëgguma la loolu jarul coow kaay jubóog man bëgg naa la bëgguma la loolu jarul coow kaay jubóog man
Papa Rokunya yow ni ga jigéen nga jëkkër mooy ko yërëm jëkkëram lu mu def noonu la góor ku ci nekk na yërëm jabaram soppe nga ni bëggeel sa ko toppee dalay gaañ kay li boo